Voilà, sur les antennes de Sénégal 7, amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver dans votre émission Santé en 7 comme ni ngeen ko xamee Santé en 7 day émission bi wax ci lépp lu jëm ci suñu wàllu wér-gu-yaram tey nag ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne daa ñeel loolu wàllum thérapeutique wàllum massage di la place du massage dans la kinésithérapie ñu nar ci ànd ki nga xamante ne nag mooy docteur Ndeye Fatou Ndaw Beye di major du service de kinésithérapie au centre hospitalier Albert Royer ñu bàyyi ko rek mu nuyu mbokk téléspectateur yu koy seetaan docteur ñu ngi lay nuyu. di la dalal jàmm di la bàyyi nga nuyoo ko mbokk téléspectateur yu lay seetaan à travers Sénégal 7. D'accord docteur comme ni nga ko xamee tey dañuy waxtaane li nga xamante ne moo ñeel loolu wàllu massage mais pas massage comme les autres massages yu ñuy faral di dégg mais massage kiné nga xamante ne kinésithérapie yi si jëmpam ñoom ñoo koy def tey jii nag dañ lay laaj lan mooy massage thérapeutique d'abord. D'accord mooy massage boo xam ne dafay faj mais lan lay faj exactement. déjà massage benn technique bu ñuy utiliser ci traitement la. par exemple kiné buy faj. dafay am yu bëri yu muy def pour malade bi ñuy faj wér. léegi nag parmi ci traitement boobu ci li ñuy utiliser. maanaam jumtukaay la bu kiné bi di utiliser pour faj dégg nga. dafa bokk ci ay jumtuwaay yi nga xamante ne da ngeen koy faral di ko utiliser pour faj ñi nga xamante ne ñoo am ay métit. ñoo am métit. D'accord mais métit yooyu est-ce que mën nañoo xam yan genre de métit la. loolu mi ngi dépendre ci ñun prescription bi ñuy jot par exemple boo nee nit ku ñëw am métitu ndigg par exemple. métitu ndigg ni ndiggam mooy metti ci këyit bi nga jot nga gis. par exemple ñu bind ci lombalgie mooy métit boo xam ni ci ndigg li la nekk. métit bi boo koy xayma foofu rek la nekk. waaw léegi nag ñun bu ñu jotee kayit boobu bala ñu ciy def lenn dañuy def li ñuy wax
un bilan. waaw donc bu ma la déggee bu fekkente ne nit ki dafa dem ci benn médecin mu consulter ko ba pare ba mu def li nga xamante ne moom mooy consultation ba mu jox ko papier pour mu dem ñëw ci yéen pour ngeen faj ko yéen balaa ngeen di engagé wu ci nit ko da ngeen di def yéen tamit seen li nga xamante ne mooy seen benn bilan benn examen ci nit ko xool ba xam réellement fan ngeen ko mën a jaaree pour que ngeen mën a faj li nga xamante ne moo koy metti. voilà très bien léegi ñun bilan boobu mooy suñu outil de travail principal moom la ñuy def suñu defee un bilan ñun dañuy xam exactement nit ki li nga xamante ni moom moo koy metti exactement dañ koy xam ci bilan boobu metti bi naka lay def ak loolu yëpp bu ñu defee bilan bi ci la ñuy xam loolu ak ban méthode la ñuy def maanaam ban protocole la ñuy def pour faj ko ci biir protocole boobu mën nga ci def massage mën nga ci def par exemple ay mobilisation mooy ngay yëngal nit ki par exemple ay tànkam yëngal digg bi ça dépend. comme ku koy étirer. voilà ça dépend ci yow approche bi ngay jël. dégg nga si pour traiter malade boobu. soo defee yooyu ba pare am na tamit yeneen yoo mën a def par exemple bu fekkee nit ki dafa am métit ci instant bi. doo def doo automatiquement. bu dee métit bi dafa tara du boo defee massage da koy gën a yokk. bu fekkee métit bi dafa métti ba ëpp donc boo defee massage kese bi da koy yokk donc nekkul ne feebar bu ñëw rek da ngay jël nit ki nga ne danga koy masser pour mu wér. donc nan nga ko mën a expliquer pour tes spectateurs yi mën a comprendre davantage. par exemple bu dee nit ki am na feebar boo xam ne métit bi dafa tar dafa métti trop foofu boo maasee mën nga yokk li koy métti. foofu doo maasee. foofu li ci ëpp li ñuy def mooy malade bi day reposé wu naan garab yi ko médecin bi bindal bu demee nag ba métti bi wàññeeku ci lay ñëw. mooy calmant yi. voilà léegi bu demee métit bi wàññeeku si lay ñëw donc su ma la déggee mooy li nga xamante ne mooy nit ki bu amee métit bu tar doo leen commencer mais da ngeen di calmer douleur bi ba pare soo leen paree ngeen soog a mën a xool ana naka ngeen def pour masser ko mais tey jii nii est-ce que nit ñi nga xamante ne saa su nekk bu ñu amee métit parce que dañuy farataal di gis métitu ndigg bu ñu amee métitu ndigg dañuy dem jënd li nga xamante ne mooy ceinture abdominale yuy jaay si pharmacie wala sax si mbedd yi ñu jënd ko di ko takk seen ndigg est-ce que loolu aussi c'est recommandé. waaw loolu. boo gisee nit ñi di ko def en général c'est pour stabiliser maanaam tax ndigg li di yëngatu. parce que nit boo amee métit boo ndigg li yëngatoo day gën a metti léegi nag foofu nit ki ci boppam bu jëndee ceinture bi da koy xaw a calmer mais nag du faj dara. du ko faj pour mu faj dëgg il faut mu dem jege un médecin mu xool ko bu amee. par exemple ay examen complémentaires yu muy def par exemple ay IRM def rajo ça dépend li muy utiliser. pour kii bu xoolee moom tamit ba ne lii kat moo koy metti lii problème bi fii la jóge léegi foofu médecin bi li muy def maanaam day bind benn papier adressé ko kiné bi. mooy bulletin kiné bi muy adressé kiné bi. léegi kiné bi nag bu ko jotee. ci lay xool à travers son bilan moom nan lay def ba faj nit ki ci biir faj boobu mën na utiliser massage mën na utiliser ay exercices pour faj nit ki ay étirement yooyu yëpp day bokk ci traitement ndigg bi. donc ay étirement aussi da ciy am. da ciy am ça dépend daal si nit ki daal. lu koy metti ak ban stade la toll ak lan moo ko mën a faj. très bien lu mu laaj rek dañ ko ci def. lu mu laaj rek dañ ko ci def mais tey jii docteur day baax aussi nga wax mbokk téléspectateurs yi lan mooy faral di indi yenn métit yi nii nga xamante ne yéen a ngi koy jànkoonteel. waaw par exemple toujours bu fekkente ni dañuy wax ci métitu ndigg par exemple nit ki su fekkee suñu mbokk jigéen yi lay commencer déjà talon yi ñuy sol. daal talon mais voilà tamit docteur loolu du yomb nit ñi bàyyi ko de. dama leen di wax rek dañ ko gaaw a bàyyi de. ndax yéen solkatu talon yi li ñu ci ëpp yéen suñu futur malade ngeen. parce que boo solee ay talon tey sa ndigg par exemple sa colonne lombaire
fii intéressé ndigg bi mooy colonne lombaire bi foofu la nekk léegi day gën a creuser wu te bu gënee creuser wu day tànc neer yi nekk foofu. D'accord. léegi nag loolu mooy waral lu ci ëpp solkati talon yu bari soo leen gisee dañuy am mettitu ndigg. beneen bi toujours may wax ci cadre jigéen grossesse yi ëmb yi ñuy def xam nga boo ëmbee ak poids de la grossesse bi moom it colonne lombaire bi day creuser wu day creuser wu parce que loolu moom c'est physiologique yàlla moo ko doxalee noonu pour ëmb bi mën a toog carrément colonne lombaire bi day creuser wu boo gisee am na ñoo xam ne bu ñu ëmbee rek seen ndigg day metti am na ñoo xam ne suñu wasinee toog quelque temps seen ndigg day metti yooyu yëpp tamit mën na aboutir ci mettitu ndigg. dégg nga si beneen bi comme nii nit bu jékki-jékkee def un faux pas. mooy fakkastalu. waaw fakkastalu sa benn tànk wàcc fenn sa ndigg déstabilisé wu foofu mën nga faa jëlee am problème mu ndigg. d'accord. comme nit mën na daanu nuñ koy waxeeti soit mu detteelu lu ci ëpp mu am problème mu ndigg. detteelu mooy daanoo ndigg. voilà nga daanu sa ndigg di tege dal voilà maanaam toog carrément. d'accord. wala sa ndigg dal. ça dépend ci mécanisme bi dégg nga si comme nit tamit buy faral di yor lu diis lu bari comme ni ngay faral di gàddu ay charge noo xam ni day diis foofu te protéger woo sa ndigg tamit foofu mën nga am mettitu ndigg. donc protection ndigg boobu nga xamante ne fa nga daanele fa laa bëgg ñëw parce que sànq maa ngi la ko laaj ci ay kàddu nga ne ma li nga xamante ne mooy ceinture abdominale yi mën nañ ko di takk mais nañuy continuer ba tey di dem ci spécialiste mu leen di suivre parce que ceinture bi ko aussi du doy mais bu ma la déggee nee nga protection comme ñuy gàddu faralu gàddu lu diis il faut que ñu protéger seen ndigg donc ñi yor lu diis est-ce que mën nañ di takk ceinture abdominale yi en même temps. waaw problème bi mooy par exemple lu diis moom boo koy faral di yor boo takkee ceinture peut-être ceinture bi mën na ko wàññi mais mënu ko faj. du ko faj. mën na ko wàññi nii mais du ko faj par exemple boo yëkkati lu diis dafa am nooy positionner say tànk. maanaam. waaw parce que loolu aussi ñu bari xamuñu ko. waaw maanaam comme boo yëkkati luy diis da ngay xaw a wàccee say tànk fléchir say genou maanaam. appuyé wu. waaw ut point d'appui. sa genou yi da nga koy xaw a lem tuuti. waaw sa tànk yi da nga koy xaw a lem. boo ko xawee lem jëlaaleeg kii bi jógaaleeg moom carrément. li ngay jël waaw ñiy toog aussi tamit ñiy faral di toog yu yàgg ñooñu tamit dañuy am problème mu ndigg. comme sama mbokk receveur yi. waaw sa mbokk receveur yi sa mbokk tailleur yi. sa mbokk bureaucrate yi aussi. parce que am na ñoo xam ne bu ñu xësee ba toog ci seen bureau duñu jóg dañuy toog rek léegi nag loolu tamit mën na indi nit mettitu ndigg bu fekkee tamit yow nit koo xamee ne nga si journée bi doo def lu bari dangaa sédentaire trop loolu tamit mën nga ci jëlee mettitu ndigg. d'accord. kon boog c'est un peu loolu ñuy wax dafa vaste dafa vaste. d'accord. mais am na toujours ay astuces par exemple nit kuy faral di toog lu bari li muy boo bëggee mu metti kii ndigg bañ ko sonal par exemple bu toogee 1 heure de temps bu nekk dafa war a jóg taxaw même bu dee day taxaw toogaat wala mu def un tour ñëwaat tamit loolu dina atténuer mettitu ndigg bi waaw bu dee kuy taxaw tamit lu bari sama mbokku policiers yi ak gendarme yi dégg nga si ñooñu aussi le fait que ñuy taxaw bu yàgg mën nañ ci jëlee mettitu ndigg waaw mais est-ce que mettitu ndigg boobu noonu dina am ay conséquences parce que bu ñu xoolee ne ñu ngi waxu ndigg boobu ba tey mais am nañ yeneen mettit yi nga xamante ne mu ngi koy am donte sax ndigg bi moom moo gën a bëri si suñu réew li ñuy faral di gis parce que déjà façon tranche d'âge bu nekk ngay gis ñuy am mettitu ndigg mais dinañ ci ñëwaat léegi si waxtaan bi mais tey ji mettitu ndigg boobu noonu est-ce que dina dem ba grave yenn grave yi indi yeneen feebar. waaw mën na nekk mi ngi dépendre rek nuñ koy waxeeti ci lii par exemple bu fekkente ni daanu la nit
bu daanoo mën na ci jëlee lu ñuy wax par exemple mën naa citer benn pathologie lu ñuy wax hernie discale. hernie discale waaw maanaam ci yaxu ndigg bi day am ci disque bi day génn day xaw a génn. léegi nag disque boobu bu génnee day tañ ci nerf bi foofu day metti commencement bi mën na localiser wu ci ndigg bi rek mais après bu kiyee day wàcc ci tànk yi am na ci ñoo xam ni métit bi da leen di jàpp ba dox sax dootuñu ko mën waaw loolu tamit mën nañ ko ci citer loolu par exemple bu fekkente ni avancé wul torop boo defee kiné bi lépp day delluwaat place am. bu fekkente ne c'est-à-dire avancé bi nga wax mooy fekkente ne dafa commencé métti nga faj ko ci début. ci début bi muy commencé métti. voilà foofu boo defee le traitement kiné bi nga xam ni moom la kiné bi war a def bu ko defee correctement nuñ koy waxeeti lépp day jaaraat yoon. day tane. voilà day donc tane c'est quelque chose qui se soigne. c'est quelque chose qui se soigne. d'accord parce que ñu bari dañ naan métitu ndigg boo ko xasee ba am. aussi doo ko mën a faj. waaw am na ci yoo xam ni nag dafay laaj opération. d'accord par exemple ci hernie discale boobu bu dee affaire bi dafa avancé trop kiné bi kese du ko mën a delloo. bu doolee cas phase critique. voilà foofu il faut médecin bi opérer ko mais bu ko opérer ba tey tamit ba pare te deful kiné day ñëwaat il faut mu def kiné ba nga xam ni muscle yi daf koy renforcer waat kiné bi day renforcer waat muscle yi dëgëral ko par exemple muscle yi nekk ci biir bi ak ci ginnaaw nit ki yépp ba nga xamante ni léppam day dëgëraat mu am équilibre ci muscle yi loolooy tax métit bi du ñëwaat wala boog du gaaw a ñëwaat ak aussi nit ki tamit dafa am des certaines règles d'hygiène de vie yoo xam ni war na ko utiliser. mooy lan. par exemple yow boo xësee ba am problème mu ndigg waratoo yëgati lu diis waratoo par exemple dox yenn dox yu sori yi te noppaluwoo entre temps wala tamit ngay dox ci terrain boo xam ni dafa accidenté nekkul comme tali nga xam ni dafa liis loolu tamit boo koy def lu bari sa mettitu ndigg bi mën na yeewuwaat dégg nga si toog bu yàgg tamit boo xësee ba am mettitu ndigg dañ la koy tere dañ naan la boo toogee 1 heure yu nekk da ngay jóg. waaw ça dépend. d'accord docteur tey jii nii ñu bari dañuy faral di wax naan man de damaa amee mettitu ndigg sama yaay dakaa amee woon sama bàjjan da koo amee woon moo tax mettitu ndigg yàpp ma est-ce que c'est génétique. non c'est pas génétique c'est pas héréditaire waaw parce que nit ñi dañ koy wax mais nag loolu moom ku si nekk ak sa kii la mais du loo xam ni dañ koy doonante daal amul. du doonante non de du donc c'est quelque chose bi nga xamante ne da lay arrivé si sa dund. voilà d'accord docteur dañuy wax boobu ba tey méttitu ndigg di wax ay méttitu bi nga xamante méttitu ndigg méttitu tànk tey jii nii méttitu yooyu ñuy faral di gis ban façon ban tranche d'âge lay gën a faral di daal ñan la gën a yab. voilà léegi fi ñu toll nii bu ñu nee méttitu ndigg jigéen ñi. jigéen ñi. waaw parce que jigéen ñi lu tax mooy ëmb yi ak imbi bi. ndax comme li ma la expliqué woon ci commencement bi. xam nga yàlla moom dafa defee noo xamante ni jigéen ji bu ëmbee rek ndiggam fi mu féete mooy ci colonne lombaire bi yàlla dafa def dafay gën a gasu day gën a courbé wu pour ëmb bi mën a toog loolu mooy waral te bu gënee courbé wu foofu neer yi mën nañu coincé wu loolu mooy waral jigéen ñi gën cee fësle gën cee bërile bu ko weesoo ñi nga xam ni. dañuy liggéey ak seeni loxo mën na nekk ñun kiné yi mën na nekk infirmières yi mën na nekk médecins yi mën na nekk les ouvriers les déménageurs xam nga ñoom tout le temps dañuy yëkkati li diis mën na nekk aussi cordonniers yi nga xam dañuy toog rek toogaay bu yàgg boobu ñooñu mais aussi foofu tamit c'est bon parce que ñu bari c'est bon ñuy jéem a leeral leen. dina dal xale comme dina dal mag. d'accord. par exemple xale bi lu tax xale bi ni ñuy toogee classe ba seen façon ni ñuy toogee loolu c'est important man loolu su may jàngale par exemple nii su ma gisee élèves yi toog n'importe comment dama naan leen yéen cours kiné ngeen nekk
waru leen toogee n'importe comment. nan lañ war a toogee. waaw parce que nooy war a toogee maanaam booy toog da ngay dem ba ci chaise bi fa mu jeexee fond bi nga toog fa carrément nga adossé wu noonu la ñuy toogee carrément mais munoo toog ci catu chaise bi lii parce que loolu yépp tamit day favoriser métitu ndigg. moo tax foofu xale yi ñiy jàng école ñi am ay 7 ans 8 ans lii ak tamit charge yi ñuy def ci seen saag yi ni muy diisee loolu yépp mën na leen indil tamit problème mu ndigg. D'accord. C'est bien à souligner mbokk téléspectateurs yi pour juste ñu fàttali leen que yéen a ngi seen émission santé en 7 ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy la place du massage dans la kinésithérapie docteur Ndeye Fatou Ndao Beye moom lañ fi dalal nag mu nekk fële sa hôpital Albert Royer bu Dakar docteur ñu ngi ci waxtaan bi boobu ba tey nag mais day baax ba tey ñu continuer ci waxtaan boobule mais tey ji dañuy ñëw ci li nga xamante ne moo ñeel massage bi est-ce que tey ji métit yëpp la ñuy maase. déedéet. yan métit la ñuy maase ak yan lañ dul maase. waaw par exemple métit comme niñ ko waxee woon ci commencement bu taree ba tar. yenn métit yu metti yi loolu doo boo commencé dafay yokk. loolu doo commencé nit bu amee métit bu yam. foofu mën nga maase walla par exemple boo amee nit ki nga xam ni dafa dammoon parce que boobu ba léegi ñu ngi wax ci ndigg mais mën nañu changer quand même waaw nit ki boo xamante ni par exemple dafa dammoon ci loxo bi nangootu la tàlli foofu par exemple am na looy def ay techniques yooy def ay posture maanaam da ngay jéem a tàllal loxo bi jéem a teg lu diis pour loxo bi tàlli carrément mais loolu boo fajee nit ki ba pare da ngay terminer par massage bi loolu pour wàññi métit bi. donc du massage bi kese. moom mooy faj nit kooku am métit. dafa am leneen lu ci topp. am na leneen massage lu ci ëpp pour dindi métit la en général ci nit ki lever lu ñuy wax contracture par exemple nit ki yaram bi bu fasoo. pour nga dindi fasu boobu nga maase ko mu deñ mais du massage boobu kese ngay utiliser par exemple bu dee koo xam ni dafa am ay tëccu ci yaram beeg yooyu noonu nuñ koy waxeeti mu dans l'immédiat ci tëccu yi doo commencé loolu boo commencé da ngay yokkali ko kii walla par exemple nit kuñ doon ñu dóor ko ba nga xamante ni yaram bi am na ay bleu maanaam ay tëccu yi ci nekk noonu. mooy yaram bi dafa nagam. voilà non dafa nuñ koy waxeeti dafa am ay rougeur affaire yooyu bu dee ko xees la. noonu bu dee ko ñuul la nag da ngay gis ni mu am ay taches yu noir. d'accord noonu kooku ci saasi maanaam loolu la ñuy wax loo xam ne dafa am traumatisme foofu ci saasi doo maase ci saasi doo ko maase parce que boo commencé rek da ngay yokk kii parce que yooyu noonu tëcc yi. ay deret lay doon léegi boo commencé da ngay yokku deret ji ni muy kiiyee vaisseau yi nga xam ne dañoo ñu ngi koy wax dañoo xaw a toj tuuti ba nga xam ne deret ji génn léegi nag boo maasee foofu da ngay yokk loolu foofu waroo maase. da ngay bàyyi waaw fépp foo xam ne traumatisme moo am foofu doo maase. d'accord. mais docteur tey suñu mbokku sportif yi nga xamante ne le plus souvent dañuy dem defi sport ñu ëpp dañuy ñëw bu ñu pari sport dañuy am blessure ci seen cheville wala seen kii genou bi mais bu ñu amee métit yooyu noonu automatiquement dañuy dem ci ñi nga xamante ne mooy mère yi mocc ñu leen ko moccal ci saa si est-ce que loolu aussi c'est recommandé. loolu c'est pas recommandé par exemple nit ki blessure sportive mën nga am. entorse dégg nga ci entorse bi soo ko traité woo ko ni mu waree parce que entorse dafa am ay degré am na ci boo xam ni il faut da nga koy plâtrer léegi am na ci boo xam ni jarul ngay plâtrer mais da ngay kii rek immobiliser ak élastroplâtre dégg nga ci boo immobiliser pendant un certain temps par exemple 15-21 jours nga dindi ko léegi après nag am na manœuvre yoo ciy def
di mobiliser cheville bi bu dee ci cheville bi la nga mobiliser dégg nga si ak renforcer ko yooyu yëpp maanaam. mais loolu spécialiste bi moo koy def. spécialiste mais pas moo nit koy ki def nga xamante ne xam-xam màccul si wàllu wi. déedéet doo nit ki xam-xamam màccul ci loolu su ko defee rek day am foo xam ni métit bi ci saa si mën nga gis métit bi wàññeeku mais nag la waral loolu ma nga fa ba tey. ma nga fa ba tey. d'accord docteur tey ñi nga xamante ne saa su nekk ay ndaw lañu vu que yaa ngi ci hôpital Albert Royer nga xamante ne ay ndaw rek ngeen fay faj donc tey jii nii le plus souvent dañuy gis ñi nga xamante ne dañoo am ay feebar neurologique mais ñu ci ëpp dañ naan leen da ngeen di dem ñu maase leen est-ce que tamit maladie neurologique yooyu noonu aussi est-ce que kinésithérapie bi am na ci wàll parce que parfois nit ñi dañuy mélanger les deux. voilà maladie neurologique yu ci ëpp kiné foog mu am ci wàll. léegi bu ma ñëwee ci man bërëb ba may liggéeyee di Albert Royer man bu ma la waxee sama biir bureau aw ma sax produit de massage kon boog loolu moo lay wan ni massage du loolu kese mooy faj. c'est quelque chose bi nga xamante ne dafay c'est complémentaire. voilà day maanaam jumtuwaay la rek booy utiliser ci faj léegi xale moom lu ci bëri massage dañ koy éviter ci xale parce que lu tax ndax xale day màgg te buy màgg yaxu xale bi dafa am ci articulation yi lu ñuy wax les zones d'ossification mooy zone yi nga xam ni fa la yaxu xale bi di màggee léegi loolu le plus souvent boo ko maasee da ngay perturber loolu. bu dee par exemple loxo xale booy maase la da ngay au fil du temps da ngay jékki-jékki gis xale bi loxo bi bii gudd bii gàtt parce que da nga perturber màggaayu loxo xale bi moo tax ñun ci suñu liggéey lu ci ëpp dañuy éviter massage même bu ñuy maase xale sax xam nañ fu ñuy laal ak fu ñu dul war a laal parce que massage du num la neexee rek nga koy defee du fépp la ñu war a maase. d'accord mais docteur tey jii yaa ngi wax lu am solo li nga xamante ne peut-être suñu maam yi ñoom duñ ci bàyyi xel parce que nee nga xale boo koy maase da ngay am fi ngay maase xam ban yoon ngay jaar mais boo xoolee tey liir bi soog a juddu bu ñëwee si kër ga rek lu ñuy njëkk a wax bàjjen bi na ko dàmp mais boo gisee nuñ koy dàmpee dañ ko yor parce que dàmp massage la dañ koy jàpp di ko xëcc di ko ñoddi ba yow mi en tant que mag sax yow sa yaram dafay daw est-ce que loolu aussi yéen aussi am ngeen ci li nga xamante ne mooy seen mot à dire. waaw loolu moom ñu bari ñun dañuy am problème boobu affaire dàmp bi am na nag ñu mën a dàmp mais am na ñoo xam ni ay dégâts rek la ñuy def par exemple hôpital Albert Royer bi may liggéeyee chirurgie maanaam fi ñuy fajee damm-damm yeeg yooyu lu bari dañuy jot ay tànku xale yu damm ci massage ay loxo xale yu damm ci massage ay clavicule yu damm mooy yax bi nekk fii. waaw parce que le plus souvent ñoom mère yi bu ñuy dàmp. voilà dañuy dàmp di bës bopp bi di bës mbagg yi. moo tax boo ci gisee ñaaree da ngay gis liir bi nga xamante ne day pare ci loolu toog ay fan di jooy doo xam lu muy jooy da ngay jéggi saa gis benn épaule bi di enflé nekkate fekk dañ ko gaañ. donc est-ce que aussi baaxul yéen ñi nga xamante ne yéen a xam yoon bi ñuy dàmpee xale yooyu noonu bu ñu leen soxlaa maase ñu indi leen ci yéen ñu maase la moo gën ñu leen di bàyyi ici ci kër yi ñu leen di maase. waaw mais problème bi. bu dee massage kuy doog a juddu même yaay bi sax mën naa maase xale bi. mais il faudra que aussi ngeen ñu wan ko yoon bi voilà mu xam yoon bi naka lay def ak lu muy éviter parce que kii boo gis articulation boo gis day boo koy mobiliser day am fu muy yem par exemple boo yëkkati loxo am na foo xam ne waroo fa dépasser yow mi nga xamante ni yow yaa jàng loolu mën nga ko xam mais ki ko jàngul mënul xam ni loxo bi kat. fii waru fee dépassé tànk bi kat fii waru fee dépassé soo ko defee rek ci ngay indi nag gaañ-gaañ yooyu effet secondaire. voilà gaañ-gaañ yooyu ngay wax ci lay ñëw damm mën na doon tëccu ça dépend. d'accord mais tey jii nii est-ce que tamit duñu dem xool li nga xamante ne mooy benn école parce que wax nga ko sànq am na mère yu mën dàmp
am na ñoo xamante ne mënuñu ko te dañ koy def di lor xale yi ndaw yooyu li nga xamante ñooy doon magu ëllëg est-ce que tamit duñu dem xool li nga xamante ne mooy benn école bi nga xamante ne tey mag yooyu noonu mën dàmp dinañ dem di leen di dàmp di jàngale ni ak na an ban yoon la ñuy aw pour dàmp ndaw yooyu aussi parce que c'est très important vu que yéen tout le temps da ngeen di jot yaa ko wax léegi say kàddu da ngeen di jot li nga xamante ne mooy ay xale yu ndaw yoo xamante ne seen i tànk day damm wala seen i loxo te si massage yooyu noonu lay jóge waaw mais loolu par exemple boo nee école ñun fii benn école la ñu reconnaître boo xamante ni mooy tàggat nit ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci wàllu kinésithérapie ndax ñun bu ñu nee massage rek buy faj kiné moo ko war a def massage buy faj kiné moo ko war a def bu dee massage relaxant la nag moom loolu yomb na dégg nga si ku nekk mën na ko def par exemple yow boo amee jëkkër mën nga ko defal nit ki bu amee doom mën na kii topp comme ni tàllal cër tuuti parce que li tax dàmp ñuy wax concept dàmp bi mooy xale bi ni muy lemoo ci biir yaayam lemu boobu moo tax lu ci ëpp ñuy wax xale bi dañ koy dàmp pour mu kii mais li ñuy réere mbir mooy xale bi ci liquide lay nager maanaam xale bi ci biiru yaayam day yëngatu di bouger di def lu nekk dina am naam bu juddoo am na cër yoo xam ne du tàllalu bu baax par exemple bu dee xale boo xam ni dafa xaw a njool par exemple ni muy lemee tànk yi mais au fur et à mesure xale bi di màgg tànk yi day dem ba jug loolu amul problème waaw mais massage yu liir moom ñépp mën nañ ko jarul ngay xëcc loxo yi ba mu dem extrême wala ngay xëcc tànk yi wala ngay kii da ngay maase rek wàccee tànk yi tàllal loxo tàllal tànk maase ndànk éviter articulation yi boo ko laal parce que articulation yi boo ko laalee lu ci ëpp problème bi fa lay nekk waaw loolu daal ngay gën a éviter ci massage yu xale yi. est-ce que yéen ñi tey jii laataa ñoo ñëw rek si li nga xamante ne mooy ndar keppe émission bi tey jii yéen seen façon massage bi ngeen di def nga xamante ne c'est médicalisé est-ce que da ngeen di am ay produits yi ngeen di utiliser. waaw ñun bu ñuy def li ñuy wax la massothérapie maanaam bu ñuy faj ak massage dañuy utiliser produit yi ñuy utiliser nag mën na doon produit yoo xamante ni base bi karité lañ ko defee. karité lu ci ëpp ci service kiné yi boo demee Chifa li ñuy wax Chifa moom la ñuy utiliser pour faj defuma publicité nag. pour faj mën nañ utiliser aussi ay huile mën nañ utiliser sax poudre booy massé l'essentiel ñun li ñu soxla ci massage bi mooy na loxo yi glisser rek na nga am pression glissé boobu ngay kii loolu kese moo ci am solo. d'accord tey rek pour ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy jeexale émission bi di santé en 7 docteur gis ngeen actualité bi daw boobu ba tey fan yii yëpp ci président Sonko ci wàllum massage bi tey ji massage yooyu noonu ñuy def ci salon de massage yi ak yéen seen massage bi ngeen di def ban différence la am ak yow mi tey ji en tant que kinésithérapeute ban aspect nga ci mën a apporter. waaw massage boobu ñuy def ci salon yi moom. mën nañ ko tuddee détente mën nañ ko tuddee relaxation mais en aucun cas mënuñu ko tuddee massage buy faj parce que boo waree faj war a am sañ-sañu ubbi cabinet de massage il faut da ngay am un diplôme reconnu boobu pour nga am ko il faut nga jaar ci école de kinésithérapie parce que fii Sénégal dañoo am ay textes yi ñu am yuy wax ci massage benn boo xamante ni la boo xamante ni 1953 la fi nekkoon ba tey tubaab bi moo ko fi bàyyi woon. ba tey yeesalaatuñ ko loolu aussi day baax tamit suñu kilifa yi ñu yeesalaat ko pour gën a protéger ñun suñu protection parce que suñu profession parce que texte yooyu lu mu wax daf ni ki war a massage buy faj ki nga xamante ni moo jàng massage am ci diplôme d'état te foofu fii Sénégal kiné rek la bu dee nag nit dafa jàng feneen am diplôme massage ci beneen réew ñëw fii Sénégal pour exercer ko fi ministère de la santé
moo lay jox agrément pour nga ubbi. moom moo lay jox autorisation pour nga ubbi bu dee da ngay faj mais ñooñu yaakaaruma kenn ministère jox la kii autorisation parce que comme li ma la wax rek pour nga masser il faut nga am un diplôme d'état reconnu par l'État loolu laa ciy wax. d'accord donc mu mel ne rek leeral nga wax ji ça veut dire que ni ñi nga xamante ne ñoo nekk ci salon de massage mën nañ ko tuddee détente wala relaxation maanaam ku sonn dem xool nan ngay demee pour noddanti sa yaram soo paree nga mën a oyof tuuti dem yeggali say activité n'est-ce pas c'est ça. voilà c'est ça. mais bu fekkente ne métit nga am fi nga war a dem pour ñu fajal la sa métit mooy ci kinésithérapeute yi. waaw ci kinésithérapeute yi nga war a dem. d'accord kinésithérapeute yi ñi ngi ci hôpital boo dem am nañ fa ay service de kiné su dul hôpital yi am na clinique yi kinésithérapeute yaa ngi fa su dul clinique yi am na ay cabinet spécial yoo xam ne ay kiné ñoo ko diriger waaw ku si nekk daal yow yaay tànn sa bu la neex am na ci ñoo xam ne tamit dañuy fay kiné mu ñëw këram sa kër faj la waaw à domicile defal la ko ça dépend ci nit ki rek loolu d'accord docteur émission bi nag lii la woon ñu doon waxtaanee li nga xamante ne mooy la place du massage dans la kinésithérapeutique tey jii nii lan mooy doon sa dernier mot conseil bi nga xamante ne yaa ngi koy jox askan wi ci wàllum massage. voilà li may jox askan wi ci wàllum massage rek mooy li ma mujjee woon a wax nit ki soo amee lu lay metti ba nga xalaat ni kat yow dangaa war a dem massé wu ji bala ngaa tëb dem fenn demal ba pare ba docteur ni la yow kat lii nga amee walla lii nga amee fee ngay dem mais mettit moom bu ci tuddee rek boo nee am naa lu may metti rek déjà loo xam ne lu ñu war a faj la da ngay dem hôpital. hôpital walla nga dem clinique walla nga dem ci cabinet yi ça dépend mais nag doo dem ci salon de massage yi ngay dem pour faju parce que foofa faju duñ ko fa def. D'accord docteur ça a été un plaisir ma bokk ak yow plateau bi. merci beaucoup c'est très gentil ma lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. merci ma bàyyi la juste nga tàggatoo mbokk téléspectateur Sénégal 7 yu la doon seetaan. waaw maa ngi tàggatoo ak suñu auditeurs yi ak auditrices yi ñu doon seetaan mais nga may ma rek ma nuyu sama rakk bu ñuy wax Kumba Beti Ndaw mi ngi may seetaan ak sama rakk bu ñuy wax Mami Ndaw ñoom tamit ñu ngi may seetaan ndax bu ma génnee fii te tudduma seen tur du ma eggee du ma egg ci kër ga loolu mooy problème bi. xaj nañ si ñoom ñëpp xaj nañ si. en tout cas merci beaucoup ça a été un plaisir vraiment de venir répondre ci yéen parce que ñun askan wi rek ñoo ñu tax a jóg. bu dul woon nit ñi duñu faj kon boog il faut nit ñi di ñu déglu di xam ñun lan mooy suñu liggéey parce que tamit suñu liggéey lu am solo la waaw d'accord voilà dinañ ko yaatalaat bu baax a baax ci yeneen i plateau moom nag moo nekkoon ki nga xamante ne mooy docteur Ndeye Fatou Ndaw Beye nekk major du service de kiné au centre hospitalier de Albert Royer bu nekk fële ci hôpital Fann mbokk téléspectateurs yi li moo nekkoon seen émission santé en 7 ñu leen jox juste rendez-vous la semaine prochaine incha allah d'ici là restez en compagnie des programmes de Sénégal 7 au revoir.